opposition ñoom ñoo ko fal parce que suñu alal bi nga xamante ni coronavirus bi jeexal na ko ba noppi mi ngi continuer di ko jox ñoo xam ni indiluñu ko dara jël suñu institution bu toll ne CSE jële fa ñi nga xamante ne bu démb ba muy metti ñoom la woon indi fa ñoo xam ne dañ ne woon vision yemul jam ñaajo mu teg leen fa ñuy jël suñu alal bi di ko noose ña nga xam ne kenn déggu leen fa woon mu indi leen fa teg leen fa te moom bokkoon na ci ñu doon wax ne HCCT institution budgétivore la kon moom bu ñu ko joxee institution boo xam ne xamuñu lu mu indil askan wi da ko waroon a bañ waaye nag bu dee sa intérêt kese moo la soxal intérêt askan wi soxalu leen lu ñu leen jox ngeen di jël réew nag bu demee wala nguur bu demee bay jeexal paccoo mooy nekk dañuy paccoo nguur gi di paccoo li nga xamante ne askan wi ñoo ko moom moo tax message bi leen askan wi envoyé keroog moom président Macky Sall xaaru ko woon yaakaaroon ne milliards yi mu dugal ci xëyu ndaw ñi yegg na fa mu war a yegg waaye moo ko gën a xam ni yeggu fa ndax bu fa yeggoon ndaw yi du ñu wàcc ci mbedd mi di toj di sàcc te liñ doon sàcc lan la lekk dañoo xiif liggéey amul ci réew mi 9 ans après ngay soog a naan dégg naa message dégg naa seen message dinaa génne waat 350 milliards 350 milliards pour lan orienté waat ay budget yoo xamante ne dafa waroon duggaat feneen parce que ña nga war a fal nga falul ña nga war a fal nga falul ñi la war a wax dëgg ñoo la ko dul wax ndax ku sa intérêt rek soxal duñ la ko wax président de la république yow laay waxal nit ñi dañoo sonn 9 ans nga def ci réew mi li la fay des bareetul donc il faut sortir par la grande porte moom mooy lan li nga diggee woon ak askan bi nga wàccoo ak ñoom c'est bien beau waaw nit ñi sonn nañu génn nañu rek soit ma jox leen 350 milliards et les milliards yi nga investir woon na nga xool bu baax te xam ne askan bi ñoom ñooy sa opposition numéro 1 benn opposition ñi la topp ñi la doon xas démb ànd ak yow xam nga ne ñooñu gëmuñu dara seen bopp la ñu gëm askan wi sax dañ leen a weddi gis nañ ko ba ñan la ñuy topp ay ñi nga xamante ne c'est la nouvelle opposition les jeunes là qui arrivent yi leen jox ay promesses yoo xamante ne de rupture yoo xamante ni moom la ñu bëgg a dégg te jeunes yooyu dañoo raam bay egsi fa ñu war leen a mën a gëm nag parce que ñi fi nekkoon ñëpp c'est les mêmes ce sont les mêmes personnes qui viennent et qui promettent et qui ne font rien du tout les gens en ont plus cassé kon président de la république yow la ñuy waxal opposition bii ngay jël di leen yóbbu ki ci mujj mooy Issa Sall bu pur lu mu la waxul amul trahir na partem ñëw fekk si la pour nga koy jox ay ministre conseiller ñooñu xam nga ne conseiller wuñu la dara ndax professeur Amsatou Sow Sidibé wax na ko fii sa conseiller yooyu jëraluñu la amul benn importance ci yow yow miy wax premier ministre amul importance xam nga ne ay conseiller amuñu importance ci yow jël leen rek leen caser ay personnel politique askan wi di dee nit ñi dañ cee sonn opposition bii fi nekk même opposition bi rek la bu guddee bu tëggee ñu nekk ci caméra yi di wax bu guddee ña nga ca palais ba di raasaatu pour am ay poste nit ñi nag dañ cee sonn yow xam nga ne message bu la Sénégalais yi envoyé message bu leer naññ la tàyyi nañu ci discours yi ngeen leen di wax depuis les indépendances ba heure bi des promesses non tenues am naa lii ay slogan yoo xamante ne ça ne donne aucun résultat da ngay déglu ñu di la wax dëgg kenn bañu la ñoo la fal président de la république ñi nga xamante ne ñi ngi topp sa ginnaaw di la wax ne ñii bëgguñu la ñii ñoo la bañ ñii ñoo la bëgg ñoom bëgguñu la nga daanul nga bëgg la ñu bëgg ndax ay xar lañu fu verte rek ñax bu verte rek la ñuy wër pâturage rek boo fi jógee bu subaa ñu dem dal yi feneen amuñu gàcce googu opposition bi fi nekk xam nga ne loolu du opposition bu bees bi nga xamante ni ak les lanceurs d'alerte yi fi nekk di la envoyer ay messages yoo xamante ni boo leen déglu woon li la dal keroog du la dal waaye nag toppal si ñoo xamante ni seen intérêt lañ fi nekk bu ko defee booy génn fii tu vas sortir par la petite porte te loolu waru la tu es né avant après les indépendances nit ñi dañ la wóolu bul topp ñoo xam ne bëgguñu la tey bëgguñu la ëllëg xanaa tey la bëgg bay defanteeg yow mburoog soow kooku bu trahir woon Ablaye Wade kooku waroon nga koo daw sa daw yu njëkk ya xam nga ne dafa xamatul fu mu jëm moo tax donc opposition bii fi nekk ak classe politique bii fi nekk yaakaar naa ne dinañ fi jóge ndax am na xale yoo xamante ne tey jii gis naa leen tey jii ñuy def politique de développement ci seen réew di jàppale ndaw yi seen poche gis naa ko te xamuma leen waaw da nga leen di jàppale ñooñu ñoo la bëgg ñu nekk à la base di développer seen base di génne seen xaalisu bopp di liggéey ñooñu nga war a waxal président nga fal ñi nga war a fal mais jël un gouvernement pléthorique boo xamante ni koo ci laaj bilan du la wuy koo ci woo pour mu ñëw toog du ñëw parce que amul lu muy wax askan bi ñi leen di voter ay budget yoo xamante ni kenn xamul fu mu jëm donc je pense que jot na nag
léegi nga jublu ci askan wi déglu askan wi te xam ne askan wi rek moom mooy sa opposant ndax moom moo la falkat toog di la seetaan te bu 2024 bilan bi yow yaa koy joxe. donc dafa doy naxaate bi ci dëkk bi moo doy nit ñi ñoo ci sonn nit ñi ñoo sonn ci naxaate bi koo ci fal tey bu subaa boo ko woowee changé na portable koo ci nekk ay débat mu bañ mais même personne qui vienne parce que ñi nga fal liggéeyuñu ba war a mën a défendre di sa bilan. donc nag président yeewul nga dégg maa nga bañ ma dégg wala boog ñi la jege bëgg la yow di yégali la ko ndax li askan wi di wax rek ñoom ci ñoom laa ne ci ñoom laa nekk moom lañ lay jottali waxante dëgg dafa jot. naxante bi dafa doy des 60 ans après les indépendances ce sont les mêmes qui viennent tey bu subaa ñu wax lii bu subaa ñu wax les gens en ont plus cassé on a plus cassé yow yaay njiitu réew mi yow la ñu fal yow la ñu ne yow yaay numéro 1 yow yaay gérer lépp ci Sénégal ay waxantu ay waxu tey yow tey baaxoo suba yow yaa baax ñoom seen bopp la ñuy nax sénégalais yi ñëpp yeewu nañu te wax nañ la ko nag keroog bu la yeboo nag président de la république nga jéem a jubbantiku toppatoo xëyi ndaw yi jox leen xëy wala nga créer condition yu ñu amee xëy mais di jël ay milliards di ko jox ay nit yoo xamante ni di ko évaluer boo leen woowee ñu daw xamal nga ne loolu ñu defuñu lu baax ci réew mi te nit ñi nag yow nañu bi yeboo nag na nga ko xam maa ngi leen di